merci de votre fidélité sur la chaîne des leaders Senbuzz TV. Amis chers internautes ñu ngi leen di nuyu di am mbégte kontaan ci di janoo ak yéen saa su ne ñi am mbégte tey di am jotaay ak benn ndaw boo xam ne vraiment bokk na ci ndaw yi ñu gën a ràññee taxawaayam jamono ji ci li nga xamee ni mooy cinéma. Malcom moom la rédaction Senbuzz di am mbégte fas yéene am jotaay ak yow tey moom Cheikh bi laa la wax Cheikh bi maa ngi laa nuyu di am mbégte vraiment ci fas yéene am ak yow jotaay et merci aussi pour la disponibilité Malcom. merci beaucoup waaleykum salaam wa rahmatullah maa ngi lay fay di kontaan bu baax a baax di rafetlu teewaay bi nga xamante ne si waa Senbuzz def nañ ko seet si ma bëgg waxtaanee ak man di nuyu ami internautes yi fu ñu mënti nekk ci diwaanu Sénégal ñi xam mi xar kanam bi di wax ne ñu ngi bëgg a tàmbalee bismillah jeex alhamdulilah phrase bi xam ngeen ko jërëjëf Baye Niass leer na alors Malcom c'est vrai que tur bi lañ ñu bari xamee ci li nga xamee ni mooy cinéma yi à travers activités yi nga xamee ni moo koy def Malcom ban rapport la am ak sa vie mais également lan mooy signification tur bi nga xamee ni moom nga porté def ko sa turu artistique aussi muy Malcom. c'est le même Malcom c'est le Malcom X et combat bu rafet la mos a mënee mooy xeexal der bu ñuul mooy xeex injustice mais tam xeex ci biiri xeex affaire yi nekkul rek giita nga chaque jour dañuy xool affaire bi nu mu gën a pacifié ni ko gën a kilifa yi doon doxalee nu ñu mën a waxtaanee ba ku nekk gis sa bopp te ñi nga xam ne ñi ci kaw duñu gaañ ci suuf ñi ci suuf daal di mën a jàppale ci kaw parce que say bi yëpp benn la donc c'est exactement ça moo ma topp nag ba bi may mag mu nekk référence bu ma yàgg a neex aussi nekkoon tam ku classe ni mu doon solo ku bëggoon intelligence ku bëggoon débat la woon quand même Malcom X quand même ak li mu xeex ci déer bu ñuul aussi da nga ko teel a def. man Baye Niass mooy sama idole. Baye Niass mooy sama idole. jusque référence la xam nga nag tey nag du ma ñëw dugg ci milieu bi tuddee sama bopp Baye Niass bu ñu ma waxee lu bon ci dañ koy yekk ci deram te loolu ëpp na moo tax ñu daal di jël Malcom bi mais n'oubliez pas Malcom avant muy génn àdduna tuub na tuddee boppam Mohamed donc la am solo la aussi. très bien alors ban rapport la am ak sa dund turu Malcom c'est vrai que à travers li nga xam ne mooy artiste wala comédien bi la Sénégalais yi découvrir choix bi nga am ci turu Malcom dafa am rapport ak sa dund d'une manière générale wala. amul but non écoute c'est simple benn xale bu doon dund si koñ. waaw mais c'est exactement ça ma yàggu naa terrible aussi. dama yàgg terrible alors c'est pour ça bi ma doon basket aussi tamit j'étais le meilleur défenseur. je me souviens très bien mooy nuyu basketteurs yi dëkk Mbour yëpp Thiès et tout. donc man au moment où je ni bëggoon def tir 3 points et cetera man je voulais juste être le meilleur défenseur. donc voilà je défendais donc ça m'a toujours suivi donc mooy loolu. impact boobu rek la mais pas grand chose. très bien. nga choisir def li nga xam ne mooy comédie fan nga ko choisir mais aussi pourquoi nga porter choix boobu def li nga xam ne mooy comédie def li nga xam ni mooy média d'une manière générale choix bi fan nga ko jëlee Malcom. écoute choix bi yàlla la affaire yi xam am na yoo xamante ne si nit ki du ko forcer day doon lu naturel chez toi. j'ai toujours voulu être comique. ça il faut le signaler. yëf yi dafa rek moo ma neexoon di reetaan loolu nit ñi quoi mais mbégte bi nit ki di am man nit ki daf mooy transmettre mais su ma gisee tey atmosphère mu seet maanaam mu triste. daf nit ñi dañ ma koy transmettre donc du coup. bu nit ñi café foowee reetaan rek dafay ñëwaat ci man. donc choix boobu laa am def naa yeneen formation yu wutewul ak loolu mais. bi app bi jotee reetaan bi dafa gën a yomb. parce que yow mi may laaj sax da nga bëgg reetaan. absolument donc ñëpp ko soxla quoi. très bien donc ce qui veut dire que ni destin moo la dugal ci li nga xam ne mooy milieu bi quand même bu ma comprendre bu baax. la phrase est simple on ne peut pas fuir à son destin. bien sûr alors ndax évident na quand même wax nga ko nga juddu ci famille boo xam ne certainement amul ci sa famille ñoo xam ne aussi ñu ngi def li nga xam ne mooy cinéma de manière générale nga choisir def ko yow kese mais aussi début bi naan nga ko doon dundee ak famille bi galère bi nga ciy dundee. ça j'ai répondu à cette question 1000 fois mais bon. voilà mais écoute tout début est difficile donc dites-vous que c'était difficile le début. ba bi mu commencé li ko gars yi di foogee neex sax pour man yàggut mais man gisuma neex man après léegi lii liggéey laa ko jëlee. exemple laa ko jëlee am na ñoo xam dañuy roy ci yow dañuy xool ci yow loolu rek laa ko jëlee. mu nekk lu simple et je le bu ko jël à la légère. et puis xam ne tamit am na fardeau bu mag mooy ñoo xam ñu ngi yaakaar ci yow mu ngi mel ne wàllu yàlla dëgg borom xam-xam. foo ko fekk dañ naan ku bëgg dëgg la ku bëgg avoir toujours raison la wala ku soof la ku bëri tiitar la. loolu mooy seen mandarga parce que dañuy xam lu bëri dañuy dund lu bëri dañuy gis lu bëri dañuy bëgg transformer lu bëri. donc du coup du ñu mën a nekk ak ñu bëri de ce fait il faut que ñu wàññi seen wilaaya ci naka mooy def lu simple lu ñëpp mën a def. loolu nag ñun àgguñu foofu. mais dañuy jéem a roy ci ñoom donc roy ba dab nag la ñuy bañ mais ñu royaatu ci ñoom rek royaatu mooy jéem a roy ci ñoom seen takkandeer. donc ça c'est très important donc début bi day difficile. pendant ñu xam ne say baa ngi ñëw li ci topp nag bu ñu foog ne lu neex la mais nañ ko jàppee ni benn sas la bu ñu war a yeggali. très bien alors comédie ñi ko doon def ci réew mi c'est vrai que ñu ci bari ci ñoom dañ leen jàppee entre guillemets li nga xam ne mooy ay analphabète ñoo xam ne jànguñu
ñu et cetera et cetera alors nga bokk si génération bi nga xam ne léegi vraiment ñiy def comédie ñëpp dañ jàpp ni ay intellectuels la ñuy nekk quand même wala am nañ benn niveau d'étude bi changement bi nga xam ne aussi vraiment société bi toll na ko fa à travers li nga xam ne mooy comédie instant bi lan lañ ci mën a jàngatee dafay wane ni quand même il est temps que révolutionné yu bare bari juddu ci réew mi wala lan moo waral quand même li ñu baaxoo woon ci réew mi yow nga bokk si génération bi nga xam ne ñëw nañ pour wane waat beneen casquette bu bees ci lii. defe naa question boobu de bu ñu ko laajoon yàllaa gën parce que xaw ma yàlla moo xam. en tout cas jamono bu nekk ak xaal bi muy laaj. jamono am na jamono yoo xam ne boo ko fekkee da ngay sentir nettement que ni caméra dafa cheroon doon manqué comédie il fallait que nga sol def li ñu wooyee 4e art mooy théâtre sur scène. mais jamono moo changé. ñuy jàng ñoo am envie defee ko lenn et puis dinañ tolloo beneen jamono boo xam ne leneen lay doon. je sais pas peut-être li ñu interview bi nañ ko tegaat ne un jour Malcolm waxoon na ni pour nga passer test médecine il va falloir que nga nekk comédien je sais pas peut-être un bon médecin c'est quelqu'un qui peut faire rire et qui peut bluffer une personne. donc évolution jamono mooy indi évolution la that's about life évolution la. ok Malcolm ndax évident na quand même nga def li nga xam ne mooy comédie ak réew mi mel ni Sénégal fi mu toll aussi jugement bi nga xamee ni quand même lu bari ci œuvre yi nga xamee ni entre guillemets yenn ci maison de production yi ñu ngi koy def jugement bu négatif la ci ñu baree bari ci askan wi di am. négatif non c'est très positif. gars yi nga xëccoo ñi di xiiroo ñi di dóorante ñi di xeex ñi di mattante reetaan rek lañ soxla ku leen atte ne leen reetaan leen comme suñu Mountakha Bassirou li mu doon wax. dee leen ree leen gars yi ree. ree leen waaw mu ngi nii nee ree am na amul solo na gars yi ree. ngay def comédie mais bu ñu waxee comédie tamit wax maison bi nga xam ne fi ngay liggéey c'est vrai que yow mën nañ wax nu ci sa carrière artistique lu ci bari ci li nga xam ne mooy comédie ci lañ la gën a xàmmee quand même mais bu génnoo comédie quand même ñuy wax sur le plan artistique nga nekk koo xam ne da nga professionnel quand même ndax gis nga ni quand même li ñu baree bari ci askan wi di laajte mooy li ngeen waroon a promouvoir li jëm ci li nga xam ne mooy valeur culturelle yi nga xam ne moom la ñu baaxee ci réew mi léegi amatul lan ngay tontu ci loolu. comme tout à l'heure affaire yi day avancé mbaboor gi bëri ma riirandoo gi bëri jalfaañoo yi bëri xam nga jalfaañoo ñëw rek suppu lañ daal di kii. am ñoo xam dañuy def nànk di dox ba yegg fañ jëm. parce que xam nañ fi ñu jógee xam nañ ñooy kañ te xam nañ fañ jëm. ay liggéeykat lañ dañ leen a yónni. tu vois ce que je veux dire. donc jamono bu jotee dina am ñoo xamante ne si dañ ci topp rek. ci topp c'est les moutons suiveurs. dina leen yàqal lu bëri mais jamono bi on a besoin nit ku nekk ci bërëb ba nga ne ci la ngay yëngatu na nga ci ànd ak tuuti xarañteef donc ne pensons pas que ni Malcolm c'est quelqu'un bu def étude wala professionnel non dafa xool ne message bi mu bëgg a lancer foofu la ko mën a lancer rek. foofu la ko mën a jëmale. mu doxalee ko noonu donc amul benn inconvénient. très bien alors ndax say objectif bokk na ci li nga xam ni mooy bien sûr que ñu révolutionner li nga xam ni mooy comédie ci réew mi quand même ba yeneen ak yeneen c'est vrai que léegi bari na comédiens yu fi nekk télé yi yomb na alors gars yi def show aussi bari na. ndax mën nañ xaar Malcolm balaa yàgg xëy na sur le plan international aussi nga am ay actes yu normal yoo xam ne aussi da nga koy poser pour gën a promouvoir li nga xam ne mooy comédie sur scène wala comédie sénégalaise d'une manière générale. ci loolu. léegi nag ñu tourner beneen pas ci loolu. pour ñu mën a def révolution dafa am ay ndaw yoo xam te dañoo xarañ yu ñëw muy ci staffu Malcolm Comedy Club yu taxaw su ma limee tour yi damay sonn damay dafa bëri. naa lim sax ñoo xam ne nekkatuñ fi may ñoom bokk nañ ci ñi ko sabab commençant ci Faye commençant ci Marwan commençant ci Babacar Diop commençant ci Rachid ko bëri nañ Tidiane whatever et cetera Momo j'en passe. ñooñu ñoo lëkkaloog ay xale yu ndaw yu xare ñu bëgg a révolutionner yu tudd waa Xalaat Events. Xalaat Events ñoo gis ne comédie war na am beneen boor bu mu mën a demee te Malcolm lañ ci war a mën a àndal dans soo woo ay xaritam ñoo taxaw mu amaat ci beneen boor bi ñoo xam ne plateforme bi lamb bi daanoo bokk nañ ci ñëw ñu koy yëkkati mu nekk waa seen affiche mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy def pay-per-view nga fay xaalis sur site yi ñu ñëw ñu yëkkatil la defal la jaayal la site à l'international ñoom ñu choisir ñu ne Malcolm la ñu bëgg a liggéeyal ci li ñu wooye le comedy stand-up le smart stand-up mooy comédie boo xam ne day ànd ak intelligence rire et réfléchir en même temps ñetti ñooñu bi ñu toogee dañ ne doy na ñu wax nit ki léeboon lippoon léegi nag Malcolm portel combat bi ñu taxaw bind des textes parle de coronavirus parle de sport parle de Cannes ça va venir et cetera d'une manière très intelligente mais bañ a indexé kenn bañ a buntu xatal kenn bañ a xiiroo fekk kenn bañ a ne jullit bi wala chrétien bi bañ a indi dara mais ñëpp ñu bokk benn reetaan amul religion c'est clair ree xol bu rafet amul religion amul appartenance amul culture li mu mën mooy ci xol lay jóge ci xel lay jóge après ci gémmiñ lay feeñee ñoom ñoo taxaw ne nañu def li ñuy wooyee le stand-up et ñun ñëpp ñu ngi leen di woo ci rendez-vous bu mag bi ci récitation bi dañoo jàngal ba mokk le 26 décembre incha allah bésu seen buzz la nag waaw loolu je le dis directement seen buzz seen yëf la
maa ngi leen di woo ci bés bu mag boobu nga xam ne c'est le jour où on va révolutionner la comédie au Sénégal. D'accord. Le 26 décembre salle mythique Ousmane Sembène tam nekk ci Magic Land à partir de 16h 26 décembre. date bi dañ koy retenir. incha allah alors ñu ciy xaar ay certainement ay surprise yu bari quand même yoo xam ne xëy na certainement du ñàkk aussi am na quelques ay invités yoo xam ne aussi mën nañ leen fa xaar Malcom ci le 26 bi. bëri nañ parce que jeunesse bi. nit di nga gis mu topp benn yoon boo xam ne du ko ba keneen ki topp leen loo xam ne day gis ne li par exemple mën naa solu ba rafet mais sama montre sa bos moo koy taaral. yow sama yére mooy taaral sa bos ñu daal di échange. dinañ fa gis ay Singom dinañ fa gis ay Dati. dañ fa gis ay Fallou dañ fa gis Doudou dañ fa gis 4 Fantastique dañ fa gis waa Even Prod. gis fa waa Marodi gis fa ki bokk fi dañ fa gis Dior Mbaye gis fa Edmond Flow gis fa ñeneen ak ñeneen gis fa artistes yëpp ci Sénégal. pourquoi parce que ñun ñëpp dañuy summi suñu mbubu ne boîte de prod sangam laa dëkk. mais damaa ñëw pour xol bi feex donc collaboration boobu am na. te ñoom nangu nañ ni stand up mooy futur àdduna bi. te ku nangu Sénégal ni stand up ki ko jëmal dëggantaan. ci jamono bi ñu toll. Malcom la pas moom la neex muy réeréelu mais quand même mandargale nañ ko. waaw bi lépp jotee dama ne man léebu ma. bi nangam ji dama ne defuma lu ñu def mel leen comédie stand up. donc loolu dinañ ma ci fekk si dooleel ma nag. ay artistes yu baax fas yéene ñëw pour dooleel ñu te tam bu ñuy dooleel ñun tam dinañ leen dooleel ñoom ci li ñu nekk. parce que tey ku ne ma nan la ñuy bindee texte lan mooy entre guillemets lan mooy nangam man tam ma pare pour jàppale ko ci. alors en dehors de comédie bi nga xam ne ni moom ngay gën a faral aussi di ko baaxee sénégalais yi ci li nga xam ne ñu ngi la ciy découvrir bien sûr ci yenn ci série yi ndax mën nañu xaar beneen facette Malcom beneen série boo xam ni quand même dafay nekk beneen acteur di wane leneen lu bokkul ak li nga xam ne moom la sénégalais yi gën a min ci yow muy comédie. c'est ça le monde de l'acting. C'est-à-dire boo ma posé question amuñ droit ne couper pour ma répondre. Il te faut du tic au tac. C'est de liquide adrénaline là bu ñu may ñu permettre ñu répondre du tic au tac. C'est ça qu'on doit utiliser. Demain je peux fumer, après demain je suis imam, après encore demain je suis un mandiaque, etc. Je change de comportement. damay mel ni jaan damay xobbeeku mais n'empêche dina am flexibilité dina am culture générale par rapport à ce que je fais. C'est-à-dire benn manteau la bu ñuy teg ci nit ki benn wilaayatu la bu dañee dañ na. moo tax personne et personnage. Entre personne et personnage y a la personne et l'âge qui doit vivre. Personne âge. Donc âge bi mu lay permettre mooy mën nga am suba rôle 2 ans rôle 3 ans. loolu 4 ans loolu 10 ans loolu 50 ans loolu 100 ans dafa war a correspondre ci voix bi ci regard bi ci comportement bi. alors bu ñuy toog ak xale yu jigéen yi nga xam ne ñoo nekk ci même milieu que yow li ñu leen di faral di wax dañu naan ay problème li ñuy am mooy problème promotion canapé des trucs comme ça dafay difficile pour ñoom bu mën a doon laaj ci yéen en tant que jeune artiste aussi lan mooy quand même difficulté yi nga xam ne ni moom ngeen di gën a jànkuwante quand même pour débuter wala ngeen évoluer ci seen carrière lan lay doon. Ah mais le respect des jeunes. bëgguma jaar ci tour tu vois des films yoo xam ne budget de millions la wala budget de milliards ñu ñëw ñu jël ay jeunes jëlee leen France yoo xam ne ay nit ñu lañ dëgg mais c'est des Français. Ça il faut oser le dire parce que booy ñu ngi sonn fi am seen diplôme. ñu fay leen man gis naa ko ñu fay leen xaalis dëkk leen ci hôtel yu baax ñëw ñu nekk acteurs principaux yi ñun xam nga ñun Sénégal xam boobaa la leen ci doon waxuma la figurant de silhouette mooy da ngay romb rek wala des fois figuration bu ndaw wala benn acteur bu mag ci ñun ñu jël ko defloo ko figurant wala nga dem defi ci voix off ça c'est humiliant loolu mu fokk natt weesu na ko maanaam dëkk bi am na ay baykat am na ay nangamkat am na ay dawalkat ñu jëlee beneen dëkk beneen baykat beneen dawalkat beneen nangamkat ñëw ne la yow lenn rek lañ soxla mooy jàppale ko donc mu teg pourquoi parce que xeebeel dong la donc booy problème boobu la ñu am. kon contrairement ak li ñu bari yaakaar que ni voilà quoi instant bi lépp baax na. ça reste énormément de choses à faire. artistes nañu am fulla seen bopp man je préfère toog sama kër 6 mois de chemin génn 1 mois réglé ko que de jour foo may mel ni compteuru kër foo dem rek seen ma fa donc loolu tam nit ki moo koy bañal sa bopp mais tamit ñun nañu manko doon benn say ni budget biy dugg ci Sénégal dañ ca war a bokk nit gis nga boo joxe sa bopp cër jox sa njaboot cër jox say kilifa cër boo génne suñu borom jox la cër mais boo ñàkkalee sa bopp fayda foo dem te ñu séen la fa wax joo gis tey ñu dégg la fa foo lu ñu mënta ñoom ñu teg fa loolu la bàyyi ñu si doon wax sama ndaw ñi fu ñu leen woowul bu leen fa dem waaye fu ñu leen woo na ngeen fa dem ak yar ak teggin déggoo waxul na ngeen fa dem rek de dafa fu ñu leen woo na ngeen fa dem ak yar ak teggin waaye fu ñu leen woo bu leen fa dem fu ñu leen woo loo fay demee donc ñun ñoo jox loolu suñu bopp cër exactement après tamit nag ñi ci kaw tamit jàppale ñu wax dëgg yàlla budget bi nga xam tey canal bu ñëwee keneen ak keneen bàlle ma ci pub wala bu ñëwee tey indi ay xaalisam mais ñun ñoo ci war a jëriñoo pourquoi ñu jëli keneen tey Saaxoy Mangane série bu mag la boo xamante ne si ndaw Sénégal am na ci problème mais man mis à part problème yooyu man d'habitude dugg ngi ci vidéo problème ay diw wax naa man yooyu du ma ci dugg mais boo xoolee contexte bi mënoon nañu jël acteurs principaux yooyu ñaar yooyu noonu est-ce que xam nga duñu ay sénégalais bien sûr que duñu ay sénégalais donc baaxoon na tey ñu jël ci ndaw dëkk bi xam nga la lañ fa nekkee woon second rôle
pour yow lan moo tax jëluñu ni ñu nekk Sénégal ñu dem France wala ailleurs jël ci am xeebeel la ak tamit dañoo war am pas-pas ne lii dootu fi amati fu la nag mooy jaay Dakar dugal Netflix nga xool film sud africain yi comme ay américain dégg naa aussi yenn ci acteur entre guillemets yi nga xam ne yu bees yi fi nekk quand même dañuy laaj cachet boo xam ni quand même dafay toll ak benn cachet Oumar Sy wala yenn ak yeneen wax ko ñoom producteurs yi fi nekk dañ jàpp ni loolu bu ñu ko naree fay benn Malcolm dem fay ko Oumar Sy muy suñu borom bind na wërsëg yi démb tey doogu ñëw c'est clair nit kenn du ko soxoree lu mu am nit kenn du ko xeeb tey mën naa def tey 10 ans ci milieu nit def 2 ans waaye lu tax duma ko nangul cachet boobu noonu xanaa du nit dong xanaa munul lan moo tax tey Malcolm ku nekk tey daako na ko ci milieu artistique bi mais tey su ma publier TikTok Fall publier TikTok du ma xool mën na am 2 millions wala 3 millions de vues bokkut dama ko koy nangul su ma ko nangulee damay sonn nit ku nekk am na droit ne nangam lañ may fay loolu moom la concerné bu ngeen waxtaanee ba jiboo nga tàngal bi neex sa gémmiñ boo toogee bu guddi mu nekk sa xel billaahi bu la kenn xoolu sa nga ko jëndee 1000 francs te ñaar dërëm dong lay jar mais yow la neex ba guddi bi nga toog gisoo kenn jaral na la 1000 francs parce que moo nekk sa xel comme jigéen buy jëf tey am donc nit ku nekk am na droit ne nangam laa bëgg nangam laay laaj nangam nga fayee ko nangam mais tam nañu xool lu raisonnable ñi am expérience ñu liggéey loolu ci Louga dafa am solo surtout alors Malcolm la di ndaw di yëngu ci li nga xam ne mooy comédie quand même sénégalais yi am choix ci li nga xam ne mu ngi ciy yëngu aussi sénégalais yi aussi tàmm bu baax a baax li nga xam ne mu ngi koy def bu mën a doon laaj aussi Malcolm leneen loo xam ne vraiment soxla naa ko xam je veux pas dire quand même sa parcours ci li nga xam ni mooy comédie d'une manière générale mais bu mën a doon laaj ci sa vie normale quand même lan ngay fàttaliku ci sa parcours loo xam ni vraiment à chaque fois nga fàttaliku dafay nekk loo xam ni daf lay relever ci sa dund quand même pour nga gën a am force pour continuer. waaw dinaa la ko waaye bu ñu paree nañu waxtaan ci 26 bi. non dina ci ñëw 26 bi dinaa ci ñëw. waaw 26 bi moom 26 moom na 26 moom. dama lay may 4 minutes ñu wax ci. duñ ko tëjee nañ ci débat ba mat. jeex na ba waa moo wax li tëkki yéeg ni gars yi di taxawee ni ñuy dress code. yow sama sëriñ nga amul benn. waaw yaay sama sëriñ maa ngi donc pour le plaisir des internautes ñi seetaan ci seen buzz. maa ngi leen di fàttali ko abonné leen cliquer leen partager leen. merci beaucoup. bu ngeen ko def du ma ko ne France ma ne ngeen abonné ngeen cliquer ngeen partager. waaw baax na kon fii la ñu fanaan waaw baax na yaa ngi koy doog a def léegi. question bi nga laaj dafa am importance nit ku nekk dina am lu la motiver bi may jógee Mbour xam nga lu ma motiver loon bi ma ñëwee fi toog dama àndoon ak benn jour sama xarit nit ku baax nit ku am xol bu rafet ku mën a partage ku tudd Abdou Aziz Diop. Abdou Aziz Guèye ku ku baax ndeysaan. ku baax ñu ànd man moom Daouda ñoom Rachid ñoom Tidiane gars yi ñu ngi doon doog a xamante suñu gars yi nii rek ñu dem seeti sama xol sama àdduna sama dund sama ruux sama lépp muy Baye Demba Sy biñ toogee moo xam lu am solo ñun ko Baye dañoo bëggoon nga ñaanal ñu dañoo bëggoon fës de siw ñëpp dégg ñu mu ne ku def yaramu neen teg ko ci internet bi ñàkkal sa bopp war ma amoo benn ker sa bopp ñëpp gis la ci benn simili waaye keroog lañ lay bañ parce que dootu amati benn crédibilité nii la koy waxee parce que jarul mu lay làkkaay alxuraan comme en fait da lay wax olof wax la français nga mën a dégg loolu sëriñ am na pédagogie boobu mu ne par contre boo amee sa bopp fullaak sa bopp fayda day mel ni kuy doog a tarbiya foo tourner rek ñu indi la problème mais keroog ba nga amee fatu nga am jàmm te ñëpp yow la ñuy màbb wut si moo tax xam-xam ak yar ak teggin ñoom ñett ñooy ànd de pair et il va falloir que ndaw bu nekk doxee ko gis nga loolu ça m'a beaucoup travaillé day tax des fois ma bëgg a génn guddi sama xel dem ci mel ni su ma ruslooyee sama bopp moom laa ruslool naa toog su ma naree saagatee ci dara ma xalaat ko ma gën a toog lu ma mënti def rek dama ko ci xalaat bokk na tey nit ñi tey bu ñu mu rusee dañu foog ne man la ñu rus bilaay dañoo xamul ne Baye Demba moo tax ñu rus ma donc ñoom Baye Demba la ñu rus à travers man sax nekkuma fi parce que moom ci ay ndigalam rek laay war pour mën a loolu amee te moom tamit ci Thierno lay def moom tam ci Baye Ousmane moom tam ci Baye Dara moom tam ci Cheikh Ibrahima Niass donc nit ku nekk am na loo xam moo lay motiver bis bi ma waxee loolu laa gën am fulla bul mësa def yaramu neen wala bu mu ñàkk sa bopp fayda boo ko defee di nga siiw ci saas mais dootu amati crédibilité donc loolu mooy sama force jusqu'à présent loolu laay téye suba nag suba yàlla la ndax nit dong laa mën naa juum très bien c'est clair alors ndax am na vraiment loo xam ni quand même ci sa jaar-jaar jot nga ko dund loo xam ne vraiment bëgg nga ko partage ak mbokk yi bàyyi xel la chaîne des leaders loo xam ne vraiment aussi bëgg nañu mu nekk aussi benn discours entre guillemets de motivation pour xale yi ñuy seetaan laay lu ma wax ci Baye Demba lépp motivation li ma wax léegi gars yi jëlaa leen ko tegaat ko déglu ça passe partout ça passe partout quand tu dis Baye Demba ça passe partout gars amul wax xoolal li ma wax sànq source de motivation la lépp la lépp TikTok leen ko def leen ko lu ne foofu la de fi nga jàpp foofu la amul quoi alors li nga wax léegi mooy lan kenn ku nekk daal min fi jaar te min fi jiir gars yi xoolal leen loolu valoriser sa bopp waaw très bien alors Malcolm bu fekkee ni aussi bëgg naa vraiment ñu wax ci li nga xamee ni ay jamono ji mooy say projet bien sûr que li nga xamee ni en dehors de Marodi aussi mën nañ ko xaar ci yow ci domaine bi nga xam ne yaa ngi ci yaa ngi doog a ñëw mu tëj bouton ñu daal di ruube sàjjeeku ñu daal ci rus waaj ci ginnaaw rek waaye mbokk yeeg xarit yi ruy du nuroog pire
wuri wa dem na këng waxi mag dem na ndeñ taali lu waaye doon jaay tey mu lamb war kii rasulay dangaa mën defal ku mën na def ku mënut na baax man nag jour bi daf maa bett de fii laa toog di seetaan télé xam nga Rachid ndeysaan moom kenn xamul na day tux wala day jël mu toog ëppal nag yaa seydi am xool xam nga nit ku war a def spectacle ñu envoyé sa affiche yow te yëgoo xamuloo daa garaaw barki Baye Niass fii laa toog mu ne ma ko mais man maa war a joué sama affiche la yow nga envoyé ma sama affiche jox ma date jour bi may joué loolu mooy pas-pas loolu mooy famille c'est ça la force amatul tàggoo am na sëriñ bu murit bu ko mës a def ñu ne ko sa taalibe bi dafa jël sa oto bi jaay ko jël xaalis bi tabax ko kër dugal ci jabaram ak doomam xanaa danga koy tëj wala dara mu ne kooku am fulla ndax kooku xam na ma xam na ne du ma ko lor te waru sàcc keneen man dong la sàcc mu ñëw jaar ci man looluy fulla donc il est temps que ñun ñu def lu extraordinaire le stand-up doit renaître j'en parle souvent avec Pape Sidi Fall le stand-up doit renaître musul dee nag mais renaissance ñaar la xam nga ba baax a baax fi may bëgg a xaw ma dañuy bañ a dugg ci yenn level yi mais renaître ñaar la di nga dund nii waaye di nga amaat sa benn renaissance il va falloir que ñu ose dugg ci salle yu baax yi parce que Sénégal am na ay Marocains Université Cheikh Anta Diop am na ay Algériens am na ay Mauritaniens am na ay Togolais am na ay Camerounais am na ay Gabonais mais ñoom ñëpp ban langue moo leen boole c'est la langue française duñu ay tubaab mais outil de travail la langue française outil de travail outil abstrait de travail ci loolu noonu la ñuy sukkandikoo pour ñun ñëpp ñu mën a par exemple tey su ma bëggee wax ne maire bi ci koñ bi day jaay fonde waaye su ma demee chaque jour damay sàcc fukki dërëmam te su ma ko bëggee wax mu reetaan loolu ñëpp du ma ko waxee ci olof ñun rek la mën a reetaan loolu te loolu ab siis la nit nag mën ngaa bañ a wàcc sa ànd mën ngaa bañ a déraciner sa bopp nga jaay sa bopp à l'international à travers ci langue yi gën a fës ci gën a fës bokk na ci anglais bokk na ci arabe bokk na ci chinois bokk na ci français donc yooyu noonu la ñu war a gën a jëmmal et le 26 mooy date bi ñu choisir pour mën ko def dina am son incha allah dina am lumière salle bu baax la di nga ñëw toog yow kese te nag bésu qualité la waaw bésu qualité la waaw bésu qualité la waa Mbour ñu ngi ñoom pare nañ ñun suñu spectacle da ngay ñëw le soir rek dem de non ça il faut le demander à Danso ou bien il faut le demander à Rachid ñun suñu spectacle tu viens le matin da ngay añ ba pare ñun waaw dañuy togg la añ Sorano waaw da ngay ñëw ñu berndeel la dañuy togg añ pour ñu am dañuy jóge bërëb bi fasanti ko ñu jóge Mbour nuñu leen di def yoon la tey ñu royal leen xar defar leen ay añ ñu ñëw añ ba pare ngoon gu ñu def convoi dem sitaani loolu sax dàq après la ñuy sitaani parce que dañoo bëgg jàmmalante suñu biir bu ñu demee nag incha allah ticket yi cherut ticket yi 3000 am na ticket yu 5000 ak VIP gold yu mag yi nga xam mooy ticket yu 25000 bu ñu ñëwee di ngeen fa fekk artistes yëpp ñëpp ñu ngeen gëj a gis incha allah di ngeen leen gis dina jël temps bu bëri ñu reetaan loo leen ci ni ngeen ko sentiré dinañ remercier ay nit maa ngi ci woo sama xarit yi maa ngi ci woo waa GBA maa ngi ci woo professeur Yirim maa ngi ci woo gars yëpp maa ngi ci woo ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne tey mës nañ ma defal dara tey sama dund nañu ñëw donc bés la bu mag boo xamante ne si sawaay reetaan la ba tëdd ci suuf mais reetaan bu professionnel parce que neexul ba neexul nag waaw doy du niroog pire très bien waaw doy du niroog pire alors très bien ñëpp xam merci très bien ah très bien très bien Malcolm très bien alors mais Malcolm am na benn mbokk ma yóbbante ni naa la laaj waaw tàngal ceeb nan lañ koy waxee ci français tàngal ceeb waaw chauffer le riz. Eh, écoute mon très cher il va falloir chauffer le riz alors loo bëggoon wax bonbon riz loolu kenn du ko wax mbay boo ko waxee rek ñu ñaf la mbéj. très bien. mais waa ji neex na ma de les poser question très bien. nga ne lan la ñuy wax. il faut chauffer le riz. Quand il est temps. Et le riz on va le chauffer au micro-ondes jour du 26. barki Rasulullah Sénégal képp ku may sitaan gis nga Michael Jackson lam daan def ci sur scène. gars yi ñëw leen le 26 di ngeen gis lu raw lu Michael Jackson doon def xam nga des fois da nga ko gis sur scène mu taxaw rek lampe yi fay. Waly Ballago xam nga Waly moom temps daa dëmme moom. Waly moom temps ay picc lay yéeg ci kii barki yàlla man waaj daf maa jaaxal. waaw ay ci affaire ay gratte-ciel Siri Diop moom laa seen mujj kii borom kii séeréer xam nga bëñ bi daa fell fii léegi foofu la air bi di génnee Siri Diop mënu wax chérie léegi air fii la gën a séeréer yaa ma gën a ñi séeréer la wax parce que mënu wax chérie parce que bëñ bi dafa fell da doon xeex ak Waly dóor ko kii léegi gars yi ñoom kii njago euro dóor ko arrêt Rachid korte korol ko léegi nag bëñ bi fell fii mu dal ci poto courant bi gars yi ne ko léegi kan moo la jël si mu ne sama séeréer depuis loolu séeréer xoolal yaa ma gën a ñii ña na gaa ji ko 26 incha allah woo naa ñëpp très bien ku ma weddi moom Sidi Diop na ñëw démentir la boppam maa ngi ci woo gaa yëpp le 26 dana mel ni bët gaa yi xaw ma dana mel ni lu ne daal danañ soulager alors le 26 rédaction Senbuzz ñu ngi koy waajal waa ji de journaliste la bu jëlee parole rek ma bàyyi
waajal. je pense que soppi yëpp tamit ak rédaction Senbuzz ñu ngi koy waajal aussi. mais alors dinañ ñëwaat quand même tuuti waxtaanee tamit Malcom. xam naa léegi ma jeexal aussi xam nga yow nag tarkaal la aljana bi ñu la tuddee daal gëm naa ne aljana la. Firdawsi ngi fil haqiqa comme on dit comme ni ngeen koy waxee. voilà alors très bien. mais même très bien. sa rapport ak. Même très bien. TV. Même très bien. Malcom, s'il vous plaît. Très bien, même très bien, même très bien. Il est avec cœur, très bien. Oui, vas-y. Malcom, s'il vous plaît. Vas-y, s'il te plaît, dis-moi très bien. Dis-moi très bien. Vraiment très bien. Tous ñebe muy pudbudi. Gars yi man la Khalifa xoolal noonu naafeq yi gars yi keng. Tous ñebe le 26 xoolal ñebe muy pudbudi. Tous. Waaw dëkk xoolal maire bi dafay père bi dafay ñëw gars dëkk Wakaam si ne avion tous ñebe gaan ma la Khalifa noonu naa fee xëy gars yi billaay xoolal yow mun assurati ngoon ma xar géej gi 26 xoolal 26 décembre ma xar géej gi am bu mu xam mënu wax ma xar géej gi dama ma xar géej gi affaire yi leer. yow pare ñaa yi si dëkk bi rek ngay. yëpp laay sulli yow xanaa dof xool am na ko xam day ñëw borom salaamaaleykum sama gars yi ñu partage vidéo ko kan la Adamo day ñëw muy présenté affaire dafay neex xoolal bandi yee ñëpp jullit yee chrétien yëpp ñëppay ñëw dañuy ree amul appartenance. Kër Rasoul wax ma très bien s'il te plaît. ñu dem voilà alors ñu continué ñu dem gars Malcom s'il vous plaît. alors ñu découvrir fi nga xam ne quand même mooy Marodi fa lañ lay gën a découvrir quand même nga fay liggéeyee sa rapport ak Marodi fan la commencé s'il vous plaît. man feeñ naa bu yàgg avant Marodi. il faut que mu leer. fan nga njëkk a feeñee Malcom. waaye yow Fall bëri na. DTV yoo TV5 joué naa film boo xam ne fa la dem joué naa film boo xam ne festival New York la te bokk na rare sénégalais yu ko def loolu jarul. ak des producteurs internationaux bien sûr. non national Sangalkam. xam nga da ngay tux yow da ngay jël. non mais c'est-à-dire dafa nekk loo xam ne. nan la festival mën a demee New York ba. non waa Pout waa du dëbbuul ñoo ko def. xam nga barke Serigne Fallou maa la gën a. ba pare woo si émission bi toog ba ngay dee gars yi bref. feeñ nañ Canal Plus joué nañu Sakhoy Mangane et cetera ci lañ ñëwee Marodi waaw Marodi mooy loolu même ndox mën naan parce que saa yi dem na la wax lay jëlal. vas-y. kii Serigne Baye Niass. demal trop répondre naa la feeñ naa feneen avant ñooñu xoolal feeñ naa ay 10 fois yooyu avant muy ñëw Marodi. ok waaw. Marodi ñu ngi fay Malcom. non fay ñu de. dama leen liggéey gratuitement. non c'est-à-dire xam nga tax ñu waxee parce que ñu bari aussi dañu gis ni nga baal ma quand même Malcom ñu. non tooñoo ma. non nga baal ma ñu revenir. tooñoo ma parce que xam nga tax Malcom. ñu bari aussi li ñuy faral di gis léegi mooy malgré évolution ak révolution bi nga xam ne aussi am na ci domaine bi ngeen nekk ba léegi terewul ñu bari ci yéen ay victimes lañ par rapport ak yenn ci maison production yi nga xam ne ñoo fi nekk. c'est vrai comme li ma la wax sànq rek gis nga frère. y a des gens yoo xamante ne si ñoom ña xamul ñoom ñooy kan. mais ndeysaan mère Soda Mama li mu doon wax. mu ne ma Malcom. waaw moom daa neex mère bi day kaañ mu ne ma Malcom ku jot loo romb jël loo jural jëlal loo jur jëlal. waaw loo jur jëlal. waaw loolu mooy wane ni foo fuñ ne naam rek ngeen ne fa daraame yow tamit bu ñu la woowee monsieur wala madame Dramé tamit jëlal donc nit ki yaa jox sa bu fulla ak fayda ba li ñu lay fay tey mu cher. noonu la rek. alors ndax mën nañu xaar nga liggéey ak yeneen maison de production yu dul Marodi ci lu yàggul dara je veux dire que man découvrir guma la ak ñi nga xam ne ñooy waa Evenprod mën nañu ko xaar lu war a laalal yax bi parce que bu dee yeneen maison de production def naa ko lu bëri def naa ak Kéo Prod def naa ak ñeneen def naa yu bëri mais pour man bu ñu ne maison de produit mag yi fi nekk Marodi la ak ñi nga xam ne ñooy la alleen ma xeer ma xam kii yow jaabi siina ñan ñoo def kii yow encore kii dama koy fëggu mbéj de ay yàlla ñan ñoo def c'est la vie encore ñeneen na ko def am na ñeneen ñu def lu bëri fa am ñoo xam ne ci yooyu ay ONG lañ ci leneen la ñuy yëngatu am nag ay budget milliards fait ñun série ñi def ngeen gis tey ak Marodi Malcom liggéey ak moom mais c'est la vie c'est vrai que découvrir nañ la fa mais est-ce que tamit bari na quand même je pense que benn saison la ñu fa gis Malcom bëri na mais tey xam nga peut-être bu neen production locale ñi fi gën a fës pour man ñaar ñii la Marodi la ak Evenprod ñu fi gën a fës mooy production locale léegi nag yow journaliste day am fit te yow xam nga fit nee ma Malcom xoolal ndax déwén da ngay dugg gaayan Evenprod mel la faal xoolal naa nii gaayan cant yi nii lañ koy defee quoi segg nañ café gi ba pare laaj ma kon mën nañ xaar ndax da ngay dem Evenprod déwén non bëgg nga wax da nga naan faal mais café gi ndax segg nañ ko mel ne segg nañ ko Malcom da ngay dem Evenprod wala demoo Evenprod nee ma Malcom ndax café gi dañ koy segg wala xool nee ma bàyyi faal xool naa ni Malcom ndax café gi dañ koy segg mel ne segg nañ ko wala segguñ ko ba amul fit du ma dem te naa xam ndax wàllu Senbuzz li lay fay ndax jar na ko nee ma Malcom ndax café gi dañ koy suukar lañ koy xorom. Malcom da ngay dem Evenprod wala demoo Evenprod. yow de fi nga bëgg fanaan encore doom fii di la ñi fanaan.
boo laajul li ngay laaj du ma la tontu. nee ma ndax café gi dañ koo segg ba pare. Malcolm café gi dañ ko segg mënu ma ko wax. wax nga ko c'est que yow yaa bëgg Léopold Sédar Senghor sa xool ma xam naa mooy sa idole yaa bëgg yëfi tubaab. non pourtant rek. Sénégal suba bu ngeen ma gisee ma liggéey Evenprod parce que man amuma appartenance fixe je suis un acteur je suis pas un acteur je suis un acteur du Sénégal. mais je suis pas un acteur de nangam ak nangam. je damaa bëgg a boole sama bopp ci missionnaire daa am lu may liggéey ci biir milieu cinéma sànq série wuñ waxuñ fi maxrifa tooñuñ tristuñ ñu ngi reetaan. est-ce que loolu dama war a mën a ne sax damay sérieux rek damay sol mbaxane damay wax affaire de yàlla rek defal nag philosophe yàlla damay yàqu xàmmewut rek ca ma ngay reetaan sax moom la. donc de ce fait suba war na pourquoi pas mënum c'est-à-dire pourquoi loolu. demain je peux travailler avec eux par contre si Malcolm Marodi a besoin de Malcolm en tant que directeur artistique wala en tant que directeur de casting ok là je peux dire que ni je suis là nangam ak nangam comme RTS ni mu def ak man. loolu choix la. yaa ngi comprendre li bu baax li ma la wax. mais tey man acteur laa ku nekk tey mën na ma woo. ku ma bëgg a woo pour ñu liggéey nag ma woo nag ma nañ liggéey. ma defal ko gratuitement doo fay dara maa lay fay. nekkoo fi pour kenn marche mais en tout cas quand même. émission bu mu mës a def laa am tey ak ki nga xam ne mooy Malcolm di sama mbokk taalibe di sama soppe. mbégte la woon quand même ci am partage bi ak yow malgré que wax nga ko def reetaan nañu fii def nañu fi lu nekk quand même mais ça me fait plaisir quand même déjà ma jàkkaarloo ak yow. ak tëbb bi nga xam ne aussi yaa ngi ma ko doon tëbb aussi. kontaan naa ba mel ni kuy gis le 26 te ñëwagut. très bien. bég naa ba mel ni kuy dund le 26 décembre te ñëwagut. maa ngi remercier Sénégal yëpp. di remercier ñi ma jàppale ñëpp di remercier ñi nga xam ne foo leen fekk Malcolm la ñu safoo di leen tiitaroo. di remercier le staff de Malcolm Comedy Club cette fois-ci du ma lim tum parce que ku lim juum parce que tam ñeneen gis seen bopp. di remercier bu baax a baax a baax wax xalaat events ay jàmbaar lañ je leur fais confiance te incha allah billaay doom day est-ce que xam nga di ngeen gis lu ngeen gëj a gis. le 26 ans. incha allah rabbi xalifa bi mu ñëw def ñoo junj la nekkoon ci biir stade bi mu ëpp foofu li nekk ci biir stade bi waaw kay. waaw kay wax jàngook nag. waaw le 26 incha allah. salle Ousmane Sembène da ngeen gis incha allah lu ngeen mësul gis. salle Ousmane Sembène fii ci fan Magic Land. Magic Land na gars yi ñu à partir de 16h ñu ñëw ñu rajaxe ko def reetaan bu ngeen gëj a gis reetaan bu classe reetaan bu doy waar reetaan bu ñu préparé ñu ngi leen fay woo waa Sénégal gi yëpp di remercier waa Senaffiche di leen wax ni pay-per-view bi lakk na dëkk bi. waa doom nday defal nag xanaa gisoo pay-per-view bi la muy liggéey ci Sénégal maanaam ñun 1000 francs ci ticket suñu ticket yi ñu jaayee 3000 5000 25 xam nga ñaata lañu ko jaay ci pay-per-view 1000 francs ñu jox la sa code nga seetaan ko en direct bu fekkee diaspora bi 3,99 €. fan loolu doy na waar. yow moom sama sëriñ nga moo tax ma lay may publicité bi tey pour tey moom foog mënuma ci dara foog ma nangu ko. xam nga ngay sàcc ñu jàpp la da ngay am kersa en càmm. mais ngay sàcc ñu jàpp la ah Elisabeth ngay sàcc ñu jàpp la dafa doy waar. problème sama mbokk taalibe nga moom. waaw sàcc naa nag dama doon sàcc pip ñu jàpp ma waaye bu ngeen ma ko dugalee nag de dinaa xam ni de yàlla dana leen fay yàlla dana leen fay waaye pip bi daal la ngoog. waaw na gars yi cliquer seen affiche ñu dem parce que foofu lañu ma mën a gisee tey ku bëgg gis affiche beeg yooyu tamit vraiment yéen seen bës bu ngeen ma mënee jàppale tam ci côté boobu la mooy na gars yi dugg tapé www.senaffiche.com nga dem nga xool pay-per-view bi 1000 francs la ci Malcolm Comedy Club li mu nar a def ak artiste Sénégal yëpp 1000 francs ñu jox la code nga sitaan ko bu dee diaspora bi 3,99 €. ce qui veut dire fi nga toog ngay toog 1000 francs kese nga mën a am direct li Malcolm di def Magic Land ba ci coulisses yi leer naa wax fukki caméra juróom-ñaar dana tàkk mbay loolu leer na mbay doy na waar. je pense que woote bi mat na. dimanche. alors 26 décembre 2021 l'histoire retiendra ak ñaari mbër yi nga xamante ni si ñoom ñoo ne dañuy sëgg bëri muy Malcolm mi nar a téye micro bi ak Sall Ousmane Sembène ndax dana dekki ndax bàmmeel ba dana yëngu ndax dana ko honoré ndax ku la koy dugal ndax da koy salfaañe dimanche 26 décembre 2021. xalaat events Malcolm Comedy Club seen affiche moo fay la am 26 décembre ak Malcolm rédaction Sembène di joxe dig daje beneen jotaay fii amaanillah